xoolal ma Macky Sall kii doy na président. Sénégal Macky ngi nii alhamdulilah yàlla ko indi lu waay di laaloo booba duy la amul Macky Sall mi mat na président Macky dafa yaru te am na diine lool am na yërmande alal jiitalu ko am na ko lëre waay waay bari jàmm lool yaayam gërëm na ko Macky dafa boo am feeling paaj Macky Sall mi mooy président moo ko yor. coalition Macky yoonu yokkute waa Ndar Géej président ngi nii Casamance Macky ngi nii Tambacounda kii mooy président waa Dakar ana waa Thiès Kaolack Ndangaan Macky ngi nii yéen waa Taïf ak Njaaréem ana waa Fatick.
Macky Sall département de Mbacké Serigne Bassirou ñoo ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant di jox sunum nuyoo ak sunum siyaare nga jotali ni ko sëñ Mountakha moom Cheikh Mamadou Bassirou mu joxal ni ko xalifa général kullu murit sëñ Sidi Mokhtar ginnaaw bu loolu jàllee ñu ngi dalal monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam te ne bii moo fi teewal tey ji président de la république du Sénégal ñu dee wax ne nag monsieur le ministre neel président am na gan gu mat gan gu jiite mbooloo dalal leen tete leen tey jii nag département de Mbacké tey ku fi ñëw ci subaak léegi lépp loo xam ne bii luy dalal xelu président rek moom lañ xëyee moom lañ gontoo kon defe naa ne tey bu président seetaanee rajo télévision wala mu déglu rajo wala mu am ko koy jotli xelam dana dal ci département de Mbacké parce que nañu xam ne tey jii lépp loo xam te ni bii jafe woon nañ ko judal ko xalaat bis dikk tey mën nañ ne am nañ ko tey boo xoolee ci tribune bi mboolem maire bu nekk ci département de Mbacké tey mi ngi ci kaw tribune bi lu ko waral kii woote boo leen jaral wuy si commune bu nekk ci département bi rek say délégation ñëw na fi tey rawatina ni jëkk Touba ñi dëkk Mbacké ñi dëkk Kayel ñi dëkk Darou Salam Typ kon monsieur Aly Ngouille Ndiaye lii nga gis tey dal na xelu président ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci département bi dal na suñu xel ndax booba ba léegi ñoo ngi koy wut bu ñu ko am bu ñu demee tey ba mu dikk nekk suñ kanam te jiite woon xam nga nit ki bu fekkee ne daf laa jiite ba pare bokk nañ jëmukaay dafay am lu muy mel ci sa xol lu muy ñàkk-ñàkk waaye tey bu ngeen demee bokk benn jëmukaay yaakaar naa ne su ngeen di waxandoo di xàccandoo di doorandoo jatu bu dalee dana am solo kon nag jërëjëf Serigne Bass ñoo ngi lay wax ne dañu lay dalal jàmm di lay wax ne ñëw nga fi nga war a ñëw ak sa mbooloo ñi nga jiite woon démb ànd nañu yow gën a fetli kolere ak mbootaay gi ñu defoon ci yow gën na koo dolli fañ ñëwoon démb ak barki démb su ñëwaatee suba danañ yokk ba xam ne yokk nañ parce que xam nga dellu si ko ci mbooloo mi kon mboolem koo xam ne kii nekk na ci département bi di responsable ñoo ngi lay gërëm di la sant di leen wax ne nan àndandoo nekk benn takk sunu say ba lii nga xam ne jublu nañ ci muy élection yi buñ ci àggee ñun ñëpp lépp loo xam te ne bii xalaatoon nañ ko ne Mbacké mënu fa. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen nuyu seen tur ak seen sant man maire Ngaye Saliou Ndiaye maire de la commune de Ngaye moo leen nuyu seen tur ak seen sant di jël nuyoo bi Serigne Bassirou Mbacké di ko sant di ko gërëm di nuyu mboole maire yi nekk ci kaw tant bi ñëpp maa ngi leen nuyu ak mbooloo mi àndat di nuyu monsieur Aly Ngouille Ndiaye di nuyu monsieur Gallo Ba soo gisee Médine bii ñun ñëpp ñu réagir pour maanaam mu am ñu aw yoon dafa am yoon buñ jaaroon te yoon bin jaaroon ñu nekk ci département Mbacké bii bokk benn association des maires ñun ñëpp ñu bokk di xaajandoo di bokk dóorandoo kon tey buñ toogee ñun ñëpp danoo am fu nekkoon kenn ku ne am na foo nekkoon danoo jàppante woon nekk suñuy commune jàpp di xeex ba kenn ku ne jël maire de la commune ñu nekk fi yàlla dogal na sëñ Bass mooy suñ président association ñu nekk ci gannaawam ànd ak moom di liggéey dem nañ ba nga xam ne yàlla dogal na ñun ñii àndoon nekk maire yi nga xam ne nekk ci département bi nekk ci parti gauche léegi yàlla dogal na ñun waxtaan ak président ba déggoo ak moom wala ba ko ànd ak président di ko jàppale sans condition aussi lan waxan président itam ñun danañ ko rempli bu ko yàlla dogalee parce que dafa am noonu waxante woon ak président noo toog ma ne ko président mu ne ma ne ko il faut nga régler Mbacké bërki démb rek laa fa demoon ajuma ni bërki démb laa fa demoon bi ma toogee ma ne ko il faut que nga jàppale Mbacké il faut nga régler Mbacké nga jàppale leader yi fi nekk jàppale monsieur Moustapha Cissé Lo jàppale Gallo Ba ñoom ñi nga xam ne yàlla da leen a bàyyi ñu nekk ci communes yi
ci département bi dooleel leen parce que buñ toogee département bi lépp loo xam ne ñu ngi koy perte mooy perte gi ñu ko doon perte danoo jaatoon yoon wi war a jaar bin jaaree yoon wi war a jaar nag léegi ñu ñëpp fas yéene jàppale président de la république ba élection yi ñu gagné ko à 100% jox ko maturité en 100%. la ca dolli ko mooy ñun danoo ànd tey ay gor lan te as gor su jëlee su wax a gut moom boppam waaye bu waxee moomatul boppam te nu ne wax nan ba jàkkaarloog président dañ jàppale président à 100% mais président na geesu Mbacké parce que boo ko seetee Moustapha Cissé Lo moo nekk Mbacké ak benn Gallo Ba te ñoom kese département bi soo seetee réewum Sénégal mii gannaaw Dakaaru département Mbacké moo cëpp doole bu département koy ëppee doole nag amuñu ay ministre amuñu ay directeur kon benn directeur bi nekkee ak benn vice président assemblée nationale loolu ñoom wax dëgg yàlla day métti ba duñu ko attan kon président nanu jàppale yow Aly Ngouille Ndiaye ñu ngi lay yóbbante ci président ne ko na jàppale Mbacké na doole doomi Mbacké yi mu jàppale nu ban mën ko woteel à 100% ñun leen ko wax nag daan ko rempli ndax ñun ay góor lan ban waxul ñoom moom suñu bopp waaye bi ma xëy moomatu suñu bopp ñoo ngi ci gannaaw sëñ Bass nag nekk ci gannaaw Balo ak Omar Sarr ak Moustapha Cissé Lo ñoo ngi seen gannaaw dafa leen a jàppale président sans condition loolu laa ci amul lu ma doon wax su jubee yàlla su dëngee itam bëgguma ko ci woon lu jub rek laa bëgg waaye nag man meeru ngay danaa jàppale Macky Sall à 100% na ma ko gagné woon danaa ko gagné waat dellu ko mais yéen leaders yi itam na ngeen xam ne ñun maire yi nga xam ne noo ñëw walbatiku tàll leen loxo da ngeen di xam ñooy kan ndax nit ki su fekkee daa jóg ànd ak majorité am ñëw ne ñoo ngi ànd ak yow da ngeen leen di yaatal tatagal leen te bañ leen a xoxatal bañ leen a bongos su ngeen ko defee da ngeen gagné na ngeen war a gagné kenn ku ne bu ngeen ko joxee la mu war a gëddaam da ngeen am li ngeen war a am ku yor kuy raasatu ay mat su nit yoree sayu mat tëg ko sëpp ko ne la yenu ko war nga ko mën a yenu waaye waroo ko mën a puus kon nag yéen leaders yi xam leen nit ñi xàmmee nit ñi xàmmee responsable yi xam kenn ku ne la man ngeen jox ko wàllam wasalaam. dama ni weddi gis bokku ci monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye dama bëgg bu baax nga dégluñu bu baax ginnaaw bu ma nuyoo sunu sëriñ le khalife général des Mourides sëriñ Sidi Mokhtar te xam ni nag lu am moom la di sant yàlla di wax nag ni tey dama bëgg a wax ci ñetti point bu njëkk bi mooy ki waral bis bii nga xam ne moo woote tey pour que tey ñu tase fii ci Mbacké def meeting bi ci des mooy nag ma wax ci les communes rurales communes yi nga xam ne dañuy doog a jóge ci commune rurale ñëw nekk commune tey beneen bi ci des ma wax nag ci département bi yépp dama ni monsieur Aly Ngouille Ndiaye tey defe naa président de la république am na gan gu mag ndaxte tey ñun les maires ki nga xam ne tey mooy président maire yëpp di Serigne Bassirou Mbacké mi toog dama ni dañu daan liggéey mais dañu doon gëlëm parce que nit mënoo di liggéey sa jawrin bokku leen jëmukaay soo xëyee di liggéey da ngay gëlëm tool boo ci nekkee di liggéey monsieur le président de la république monsieur le ministre dama bëgg nga déglu ma su may wax may ma xel bu baax dama ni tey président de la république am na gan parce que mooy suñu jëwrin ndax mooy président de tous les maires du département kon nag bu ñu doon liggéey bu ñu nekkee di liggéey bi dañu doon liggéey mais dañuy gëlëm xamuñu fu ñuy teg suñuy tànk bien vrai que ñu ngi doon góorgóorlu mais lu ñu ko mosoon di wax dama ko daan wax ni ko sëriñ bi mu ne ma ne ko xajuloo ci opposition ñëwal ànd ak président de la république liggéey tey nag def na ko alhamdulilahi rabil alamina da ngeen xam nag ni da ngeen xam ni changement dina am fii ci département bi monsieur le ministre
damay wax ni le président de la république na xam ni fii ci département Mbacké politique bi il faut que ñu xool ni ñu koy defee mëntu ñàkk parce que boo xoolee fii il faut ñu diviser politique bi en 3 parties il faut que ñu bàyyi Touba xam ni Touba ville spéciale la président jëlal ko boppam géral ko boppam il faut que ñu xam ne la commune de Mbacké bokkul ak yeneen communes yi président dana xam ni mu fiy toog ak responsable yi fi nekk mais aussi li may bëgg a wax mooy les communes rurales na président liggéey ak ñoom jël leen en main parce que li ma werte wóor mooy président mën na fa am plus de 95% tey lii la wane na ko te ñun li ñu bëgg mooy waxuñu élection yi ñu jëm waxuñu élection législative yi ñu jëm te li may wax c'est clair et net ku ñu xam ñun waa Sadio xam ne suñu duggee dugg nañu dama ni dañu ne élection yi ñu jëm dañoo bëgg a gagner le département ak lu rafet yoon wane ko jox ko président préparer une préparation puis entraînement la pour que le président en 2019 ñu yóbbu ko premier tour mais encore une fois merci dama ni monsieur le ministre mais dama ni le président de la république na xool département Mbacké parce que lii fi génn tey bari na département yoo xam ne mënuñu fi génn te suñu ñëwee ñu ni surtout PUDC bi parce que bu ñu fàtte ni PUDC bi dafay jële PNDL commune yi PNDL lañ amoon PUDC bi ñëw na jëli ko ñu ñëw première phase on a oublié le département de Mbacké na président ñëwaat na jëlaloon ñu boppam le département de Mbacké wan ñu fi dara loo xam ne danañ ko mën a wan la population du département ñu gagnal ko département bi à 95%. développement di ko jàmbaare kon mbooloo mu bari lool ñu boo liggéey ma ne ko ñu daaru ñu nam boo demee foofu jigéen ñaa ngay liggéey góor ñaa ngay liggéey nga wut nañu ay toolu projet wax nañu ay machine sagal jàmbaar lañ koy dox mi ngi nii di ñëw Mamy Ngoné ñëwal bokk nga jël kàddu gi bu ko defee ñu xam kan mooy Mamy Ngoné. asalaamaaleykum ci nekk sa tur ak sa sant sëñ Sidi Muxtaar yàlla na fi yàgg te wér sëñ Basiiru Tiib yàlla na fi yàgg te wér man monsieur le ministre maa ngi koy nuyu muy Aly Ngouille Ndiaye maa ngi koy nuyu ci turam ak santam man nag Mamy Ngoné Samb mun naa yëkkati sama loxo ne musuma xam luy politique man Mamy Ngoné Samb sëñ Bass Tiib maa yëkkati sama loxo ne la man musuma xam luy politique dund naa fukki at ak ñeent di def femme développement fii ci Touba di financer xale yi di financer góor di financer jigéen te kenn musuma cee fekk Mbacké maa ngi lay sant ndax tubaarkàlla xale yi suñu amee carte d'identité am seeni këyit à cause de yow kon nag man li ma lay mën a wax yab naa fukki kaar yu leer nañ fukki kaar indi naa ko maa ngi ci sa kanam loo bëgg Mbacké moom laa bëgg loo bañ moom laa bañ ndax yaa ma won li tax Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye dama bëgg ministre soo demee nga ne président mi ngi soog a laalaake ndax ñun Daaru Minam lan dëkk waaye kenn considéré wuñu ñun Daaru Minam lan dëkk kenn considéré wuñu amuñu ndox amuñu tëli du réunion ba woote benn autorité ñëw kon nag am nañ sëñ Bass ñi nga ànd ak moom ñun ay gaal lañu yor Mbacké ñoo ngi ànd ak yow ndax yaa ngi tax a ñime waaw kon nag sëñ Bass maa ngi lay ñaanal ci sa barke maam li la sa maam dénk yàlla bu la kenn séddalee dara ci sa gannaaw Mbacké lii nga nu woon yaa nu tax a ñime ndax nag yaa ñu jëf dugg ci xale yi wan nu liggéey daan sa doole Mbacké ñoo ngi ci sa kanam ñoo ngi ci sa gannaaw wasalaam. mbokki département de Mbacké dama bëgg ñi fi sëñ Basiiru taxa teew ñu wane seen bopp bu baax ma gis ana ñuy ànd ak sëñ Bass Tiib allo
ana ñi ànd sëñ Bass Typ ana waa Daaru Salaam Typ jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di nuyu autorités yi toog ci kaw présidium bi yëpp ñu ngi lay nuyu di nuyu autorités yi toog ci présidium bi yëpp am na loo xam ne nag du ma ci dikkaat maire yi fi jaar wax nañ ko ba pare man ci li may wax mooy ki tax bis bi am APR dama ne am ngeen gan de waa APR am ngeen gan gan bu mat gan rek wane boppam ci mobilisation bu toll nii foog naa ne gëj nañ ko gis fii ci boulevard bi Serigne Bass du rek Serigne Bass bu Daaru Salaam Typ day Serigne Bass bu département bu Mbacké yëpp loolu waa Touba doy nañ ma ci séeré ana waa Touba Daaru Minam jërë ngeen jëf lépp ci yéen la déparé waa Touba Daaru Minam ñi ngeen di jërëjëfal bu baax man nag damay wax ci turu bépp ndaw muy góor muy jigéen boo xamante ni yaa ngi taxawoon ci ginnaaw sëñ Bass di ko jàppale ba bis bi mel nii mu mel fàttewuñu mouvement de soutien yi su mel ne waa COJEB bu Touba yi su mel ne xale yu jigéen yi dëkk Touba marché Mame Binta Daaru Minam Madiyana ak lu si mel ne les jeunes de la force waa Union fois ñooñu ñëpp c'est des mouvements de soutien yoo xamante ni waa Umul Xura ñooñu ñëpp c'est des mouvements de soutien yoo xam ne ñi ci ginnaaw sëñ bi di koy taxaw monsieur le ministre nag li ñu lay wax mooy boo demee neel président wala xam naa dina ko seetaanal boppam wala mu déglu ko boppam message bi ñu koy lancé ñun jeune Mbacké yi mooy à partir d'aujourd'hui nous nous sommes identifiés derrière un leader, un vrai leader, je dis bien, qui fait l'unanimité dans tout le département de Mbacké. Responsable APR yi nekk Mbacké ak Touba du ñoom ñoo ma koy weddi Serigne Bass ñëpp la boole uuf avant même muy wax waxu politique maire yi fi jaar seede nañ ko bokkul ak woonu ñoom parti te ñu ngi doon ànd di liggéey bu rafet loolu yëpp ça montre que c'est un stratège boo xamante ni bu miser sur lui mu apporter leen ay résultats yu satisfaisants loolu j'en suis sûr et persuadé monsieur le ministre ñun nag li ma lay dénk ci côté ndaw yi benn plaidoyer rek laa indi mooy Mbacké ñi fi jaar wax nañ ko ay responsable dafay rafler bu ñu wax responsable politique amoon na fi dooleeku na tey bu mag mais ñu jox ay responsabilités ci kaw ñu mën a wàcc sur le terrain jàppale responsable yi fi nekkoon ba dëkk wi gën a identifié wu seen bopp ci gestion de la cité rawatina nag jeunes yi sama message dama koy axé à chaque fois ci jeunes yi ñu gestu jeunes yi jàppale leen non seulement ci ay financement mais jàppale leen aussi ci promotion promouvoir leen ci postes yi parce que y a des jeunes intellectuels qui sont là yoo xamante ni mérito nañ te mën nañ gérer lu nekk kon balaa may daaneel man damay sant sëñ Bass rëccuuma lu ma toppee ci ginnaawam moo may encadré politiquement ak ci lépp sax ci zahir ci baatin sëñ bi jërëjëf yéen ñi fi ñëw teewal fi ñëpp mu ci wooteeb sëñ Bass bi tamit jërë ngeen jëf ok foofu rek laay daaneele balaa may gën a gudd merci beaucoup je vous remercie. jëm nañ ci ki nga xamee ni seeni itteem yëpp mooy ndigal rek kii di ñëw mooy monsieur le maire Abdou Lahad Ka waaye taalib sëñ Bamba ngi nii. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam jiital ci nuyoo bi xalifa général des Mourides yàlla na fi yàgg te wér ak njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ñi ngi ci kaw turbine bi ci mbir mu màgg mii nga xam ne Serigne Bassirou Mbacké tey moo ko fi dajale di leen nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di dalal monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye di ko dalal mook
responsable yi fi nekk yëpp responsable politique yi ak membre de gouvernement bi mu nekk ak directeur généraux yi ak député yi ak membre de conseil économique ak social yi fi nekk di leen xamal ne tey bis bu am solo la Serigne Bassirou ñu di la féliciter bu baax a baax ci acte bi nga def ndax dañoo bokk ñetti mbir yoo xam ne yàlla mi boole moo ñu ko boole te mënuñu ko séddoo muy da nga bokk ci Xaadimu Rasuul ku ne Serigne Touba ne Serigne Bassirou ne yow te ñun ñu di ay taalibe gëm Sëñ Touba amuñu lu dul Serigne Touba munul metti ba ñu tàggoo munul naqari ba ñu tàggoo munul tàng ba ñu tàggoo kon nit koo munul tàggoo su leen yàlla boolee jox ko jikko ju mën a ànd ak yow loolu ndimbalal yàlla la ci ndimbal li benn ñu bokk réew mi bokk génération yàlla dogal say critère ak say jikko tax yàlla mi dogal commune de communes yi ci département Mbacké xalaat ne mënuñoo ñàkk benn mbootaay boo xam ne day tënku maire yi ci département bi yëpp ñu xalaat la ci say jikko ak say critère ñoo ñëpp ne nañu la jiital ci département bi nga nekk président association bi boobu di deuxième axe bu am solo boo xam ne ñi nga jiite neexaloo leen sexaloo leen suukar du nit ñi ñuy jënd dañoo am ay xel te xam kon bu ñu àndee d'accord ci nga jiite leen loolu aussi critères yu am solo la ci yow beneen bi nag muy ñu bokk réew mi bokk président de la république département Mbacké nekkoon fukki commune ak juróom ñu ne woon président de la république juróom ñaar yi ñoo ànd ak moom di dox bañ ne juróom ñeent tey ñu dox bañ ne fukki communes yi ak ñett wala ak ñeent yi ànd nañ ñëw jàppale président de la république ci APR muy loolu lu am solo kon monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye ñu di la yóbbante ci président de la république benn message boo xam ne bëgg naa nga tënk ci compte lool te bay ci xel ndax communes yi fukk lañ ak juróom waaye bu fekkee ne ni mu meloon ak contexte bi département Mbacké doon doxee tey yàlla dogal na lii fukki ñëpp ne ànd nañ bañ naan benn commune wala ñaari commune ñoo ci des te li ma wax bas bi ñu déyantee léegi maa ngi moom te benn bi moom jaaxalu ko nee naa ko doyulam xëy nañ ci xëy mu ñëw kon yaakaar naa ne bu fekkee ne élus locaux yi ci département bi yëpp ànd nañ ànd ak responsable politique yi fi nekk mënuma wax responsable politique te tudduma Moustapha Cissé Lo ak responsable yi fi nekk ak directeur Galaba ak mboolem responsable yi fi nekk ak Angaloma ñu ànd ak Abdou Mbacké Ndaw maire de commune de Mbacké mu ñëw ne day jàppale président de la république ak responsable yi nekk ci département bi yëpp ak honorable député yi ak membre des conseils économiques sociaux yi ak directeurs généraux yi yaakaar naa ne président xelam mën na dal yaakaar naa ne li ëpp ci kilifa yi diine yi ñu bare bari taxaw fas yéene koo jàppale ñi mën a wax di wax ñi mën a ñaan di ñaan ñi mën a sensibiliser di sensibiliser te sañu ñoo génn seen ab saal yaakaar naa ne ñetti ñoo ñëw suñu àndee di yaakaar naa ne contexte département bi dana changé waaye nag mu des ñaari facteurs yu am solo yoo xam ne monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye dama la koy leeral nga wax ko président de la république mu bàyyi xel bu baax a baax li ëpp solo ci askan wi muy xale yi ak jigéen ñi ndax ñooñ yëpp porteur de voix lañ d'accord nañ ñi ngi jàppale président de la république waaye ñu jàppale responsable politique yi ñi nga xam ne mën na leen a jàppale ñu jàppale xale yi ñu liggéey waaye ñu jàppale leen ci ay projet ak formation ñu liggéey waaye ñu jàppale jigéeni département Mbacké rawatina commune de Touba ak commune de Mbacké ak commune yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi ndax jigéen ñu am jom lañ jigéen ñu nangoo liggéey lañ
jigéen ñu déggal seeni kilifa lañ te fu seeni kilifa jëm danañu fa jëm te nit bu fekkee ne dañ ne ko defal nii mu def ko te asgor balaa mën a matal jomam ak ngoram ak jotam dafay am lum jàpp kon ñoo ngi lay ñaan boo demee nga wax président de la république na jàppale jigéen ñi ci groupement yi waaye na jàppale xale yi ci formation yi waaye na leen jàppale ci financement yi ba ñu mën a liggéey yaakaar naa ne ñëpp ku taxaw fii tey sa xel dana dal yaakaar naa ne contexte département Mbacké dana sensé parce que porteur de voix yi ci jàpp yëpp yi fi nekk yëpp xëy nañ jàllit bu ko bëgg a jàppale président de la république kon yaakaar naa ne xelam war naa dal fii te ñun li ñu ci man danañ ko def lépp loo xam ne xalaat la cim xel wala ci alal wala ci physique danañu ko jàppale ci loolu ngir ka mu am lim bëgg ci gagner département bi massivement loolu rek mooy message bi ma ne woon danaa leen ko wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci sa tur ak sa sant di nuyu ministre bi nga xam ne moo fi teewal président Macky Sall président de la République di nuyu mbooleem responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci département Mbacké muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw di nuyu maire yi ci département bi di nuyu mboolem député yi nga xam ne ñoo nekk ci département Mbacké ak conseil économique social di nuyu mbokk yi di nuyu ñëpp maa ngi wax nag ci turu responsable APR yi nekk département Mbacké surtout Touba monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu ci turu responsable yi ñu doon ay responsable yoo xam ne ay jàmbaar lañ di la wax nag ne la tey sunu xel dal na mais gën na dal ndax waxal président de la République ne ko bu doon rëbb tey jàpp na ndax tey ñun day département Mbacké sunu xel daloon na mais gën na dal ci Serigne Bassirou Mbacké mi nga xam ne tey jii ñëw na ne bokk na APR mu doonoon lu ñu yàgg a soxla mu doonoon ay gént ci ñun mais damay laaj sax ba nëga nii ne est-ce que du gént ci ñun ndax xam nañ taxawaayam ci département Mbacké mu doon jàmbaar doon liggéeykat doon nit ko am fulla nit ko am fayda doon nit koo xam ne lu mu nekk ma nga ca mais lu mu nekkul nekku ca di nit ku ñu respecté kon tey bu nu ñëwee ci département bi ñu ngi koy wax ne ko waa Touba ñi ngi lay dalal ak jàmm ci turu responsable yépp mi ngi jaar ci kàddu président Moustapha Cissé Lo dafa nekk CEDEAO ak ci turu Serigne Galas Mbacké Kaltoom ak ci turu sa rakk Mame Khary Mbacké ak ci turu Ami Cheikh Yaba responsable yi ak ci turu Aliou Sylla docteur Aliou Sylla ak ci turu mboolem docteur Sylla Alla Sylla ak responsable yi fi nekk ñu baal ma ci lim bi mais Serigne Bassirou bi may ñëw président Moustapha Cissé Lo daf ma wax ne ma naa la wax ne la xaritam nga démb xaritam nga tey di doomu sëriñam mu lay wax ne tey ngeen ñëw ci APR bokk ko ak moom ñun ñëpp ñu ngi maase di la dalal fas yéene ànd ak yow te fasuñu yéene lenn lu dul ànd ak yow ci liggéey bi yaatal la ndax xam nañu ne li ñu bëgg boo ñëwee danañu ko man mais nag monsieur le ministre ñu ngi lay yóbbante ci président de la république ne la nag na nga xamal ko ne ko responsable APR yu département Mbacké ay responsable lañ yoo xam ne ay gaynde lañ ay liggéeykat lañ muy DC yi fi nekk muy responsable yi maire yi conseil économique social ak responsable yi amut ay ndomba tànk te war koo am ñu ngi lay yóbbante ne la nee ko ñu ngi koy ñaan mu gën ñu jàppale ci département bi gën a taxawu responsable politique yi fi nekk ndaxte day li am solo mooy bu nu jëlee
département Mbacké li ñu am ci ay électeurs boo ko doon wër ci Sénégal ñu ko fi am bariwul kon nag soxla nañ ñu yokkal ñu ay ministre soxla nañ ñu yokkal ñu ay directeur soxla nañ xale it ñu wutal leen liggéey gën leen ci jàppale xam nañ ne naam mi ngi koy def gën a financé jigéen ñi ndax jigéen ñi ñooy électoral Touba kon nag ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen sant di leen gërëm di nuyu sama xarit maire Mbacké di ko xamal ne ko ñun nit moom it jàmbaar la liggéeykat la mi ngi taxaw ci sunu pegg ak madame Mbaye sunu yaay jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah jàmbaar la ndaxte bi mu toogee bi muy dugg jël yi nga xam ne mooy commune bi da koo jël ci mouvement waaye nag gis ne liggéey bi waru cee des ginnaaw moo tax mu soobu ci mouvance présidentielle kooku mooy kan monsieur le maire de la commune de Mbacké monsieur Abdou Mbacké Ndao asalaamaaleykum mbokk yi fi daje yi kenn ku ci nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant di sant yàlla di julli ci yonent bi di ñaanal sëñ Sidi Mokhtar suñu borom yàggal ko fi ak kilifa diine yëpp sëñ Bass ñi ngi ànd ak mbégte fekk si la tey ci bis bii nga taxawal woo say bokk woo say xarit woo say nattangoo ngir jàppale le président de la république Macky Sall monsieur le ministre ñi ngi lay dalal jàmm fii ci Mbacké di dëkku Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul man nag xam naa wax ji du gudd ndax kilifa yi tedd yi fi daje yépp muy honorable député yi fi nekk ak conseil économique ak haute conseillère ak kilifa yi fi daje yépp ak le directeur général Galoba ak mboolem kilifa yi fi daje yépp Baye Maguette gis naa leen maa ngi leen di jox seen wàccuwaay dafa tolloog nag dañoo jëm ay élection te élection yi ñu jëm yombul dafa doon élection yoo xamante ni dafa nekk lu décisif ci vie politique bu président de la république ndax élection présidentielle 2019 la kon manifestation yu mel nii rafet na baax na ndax dana tax nit ñi amaat courage dajewaat nuyoo wante buñ jógee ci manifestation bii beneen bu amaatee nañ jën teew wante nañ gën a farlu ci base bi ak ci population yi nañu fexe nit ñi gën a am ay kayitu juddu nañu fexe ñu inscrire ci liste yi mais aussi nañu dugg ci base bi waxtaan ak mbooloo yi parce que mbooloo yi ñoom ñooy voté gis nañu ne wax dëgg yàlla ni ko monsieur le maire sëñ Abdou Lahad Ka waxee li ëpp ci communes yi daanaka lépp ñëw nañ jàppale ci président muy maire yi léegi nag maire bu ci ne commune ba nga ne ak yeneen communes yi na nga ci gën a góorgóorlu waxtaan ak nit ñi waxtaan ak conseil yi waxtaan aussi ak population base bi gën leen a xamal réalisation ak gis-gis ak bëgg-bëggu président de la république ak lan la def ci département bi ak nan la ñuy fexe ba incha allahu rabbi bisu élection yi ca ngoon tendance yi mën a renversé wu nañu xam ne opposants yi am nañ ay stratégie yu bees te waxuñu te ñu ngi ci suuf di liggéey kon nañ gën a fédérer force yi gën a jàppoo gën a wàcc ci base bi gën a sonn ci nit ñi ngir ñu mën a jàppale président de la république pour mu mën a am victoire jouru élection yi sëñ Bass maa ngi lay ndokkeel maa ngi lay sargal maa ngi lay ñaanal ginnaaw suba dinaa ñëw jël si mbubb moom nga sal wa salaatu wa salaam ala rasulillah